bi tey mooy pour inaugurer tey donc daara moderne bi muy projet boo xamante ne mairie Hann Bel-Air moo ko financé totalement te boo demee ci budget mairie Hann Bel-Air di nga gis inscription wu 140 millions boo xamante ne dañ ko jagleeloon pour tabaxu daara moderne bii ñu inauguré tey et semaine prochaine incha allah daañu inauguré également maison de la femme bu ñu nee maison de la femme mi ngi nekk ci quartier Fort B. Maintenant li nga xam ne moom nañu def tey ànd ci avec tout le conseil municipal de Hann Bel-Air dafa bokk ci gis-gis boo xamante ne conseil municipal bi ñoo ko bokk mais collectivité locale dafay loo xamante ne lu xaw a doy waar la nga am gis-gis baax na mais sa gis-gis na méngoo ak la askan wa bëgg ñu gis ne que fii ci commune Hann Bel-Air parents yi dañuy faral di solliciter en tout cas pour que ñu jël seeni doom dugal le dañuy jiitu ci alxuraan di ngay faral di gis en tout cas ci dëkk yu bare boo xoolee xale bi ci cycle am da ngay gis ne que dana nekk ci classe CICP mais ñu gis ne que am na 9 ans 10 ans boobu dafay fekk xale bi daara la commencé mais commencé daara doog a dugg ci li nga xam ne mooy enseignement français classique mais li intéressant ci daara bi c'est que dafay intégrer ñaar yi te dafa war a nekk loo xamante ne ñun dañu gëm nañ ne que en tout cas ci environnement bi ñu nekk dafa war a nekk benn phénomène de mode parce que parents yëpp dañoo bëgg seen doom yi ñu jàng alxuraan te képp ku mel ni ci ku ci jàng alxuraan da nga daan toog mercredi après midi nga dem jàng waaye ñun ba ñu nekkee xale suñu sëriñ daf ñu daan wax bàyyi leen jàng gumba fii dañuy ñëw ñu teel a jàngal xale yi alxuraan donc 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans muy 3 ans di nga gis ne que xale bi déjà du ma ne am na notion mais maîtriser na alxuraan te boo leen di faral di wax dañ naan xale bu alxuraan jiitoo ci bopp bi rek léppay yomb et ñu gis ne que vraiment projet boo xamante ne doonoon na am njëriñ population Hann Bel-Air ñu dugg ci donc looloo tax en tout cas bi ñu toogee avec le conseil municipal ñu xool aussi la nga xam ne moom la texte yi wax parce que dafa am li ñuy wax ci wàllu compétence transférée bu ñu la nee daara bi ku ci génn di nga am diplôme CFE sa xel daf lay yóbbu ci école élémentaire yi nga xam ne ñoo fi nekk te cycle primaire ku fa jaar boo ci génnee CFE donc ñun dafa bokk ci loo xamante ne am na loi yu ko encadré dafa bokk ci suñuy compétence maintenant am na yeneen daara yi nga xam ne moom nañu xam miin ko gis ko un peu partout daara yooyu au contraire dafay initiative yoo xamante ne ñun li ñuy encouragé la parce que aussi boo leen gisee fii ci commune Hann Bel-Air am nañu lu mat 40 daara bu ñu nee ñeenti fukki daara cela veut dire que am na demande boo xamante ne nekk na fi te boo gisee dafa dul doy mais loolu dafa am lu bare lu muy und parce que da ngay gis parents d'élèves yi dañuy bëgg seeni doom teel a tàmbali ci alxuraan pour ensuite terminer ci enseignement français alors ñun xool programme mu daara ànd ci vraiment avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation moom moo ñu ciy conseiller parce que lu ñuy def nag dañ leen di laaj loo leen ci xalaat li mu njëkk a def mooy daf ñu jox loi bi nga xam ne moo encadré les daara boo demee ministère éducation dafa am direction des daara donc nga xam ne que fii structure dafa am ci ne ñu sukkandiku pour ne léegi ñun nag daañu tabax la nga xam ne mooy daara municipal donc looloo tax kii nga xam ne moo fi nekk directrice jàngalekat la jaar ci CAS ba ñuy nommé directeur bi jàpp naa ne que aussi IEF tëjuwul rek jox dafa am yoon bay jaar pour que ñu mën a tànn ki nga xam ne moo ko jiite yàlla def ki ko jiite en tout cas ci li ñu gisagum école bi ubbi une semaine rek loolu ñu si gis dal na ci xel imaginez leen nag xale yoo xamante ne toog nañ fi pendant 3 ans donc c'est pour vous dire que lépp lu ñuy def ñi ngi koy def en bonne intelligence mais damay faral di dégg nit ci di wax naan diw am na gis-gis diw am na gis-gis léeg-léeg am na yenn gis-gis yoo xamante ne sax ngeen baal ma dafay xaw a niru ay gént parce que c'est surréaliste foo dégg ñu ne surréalisme rek mooy maanaam la ngay def xalaat ba rafet na baax na mais ñun la ñuy def dafa méngoo ak la nga xam ne moom la ñu population bi di laaj donc daara bii ngeen gis ñu def ko ak investissement bii nga xam ne def nañ ko bañ koy def dafa méngoo ak la nga xam ne moom la population Hann Bel-Air di laaj
et pour preuve année bii ñu tàmbali 60 élèves ñoo fi dugg ci diir bu gàtt annoncé nañu ne que ubbi nañu inscription yi 400 demandes moo ñëw cela veut dire que war nañu yokk donc loo gis nag da nga koy organiser boo ci bëggee am résultat nga ubbi ko ñëpp a ñëwandoo di nga satisfaire waaye la ci am solo mooy la muy produire lan la ban njëriñ lay am donc ci loolu nañu nekk dañuy avancer dans une certaine méthodologie bëgg ci ànd aussi ak réalisme mais surtout en tout cas di bàyyi xel ne que gis nañu li nga xam ne moom nañ jot a gis mooy population yi ci boppam Hann Bel-Air moo soxla encore yeneen daara moderne am na quartier yoo xamante ne gis nañ leen am na site yoo xamante ne ciblé nañ leen et incha allah buñ ci yàlla àndee foofu aussi daañu fa implanter daara moderne parce que bari na demande yoo xamante ne moom la ñuy wax damay faral di wax ne situation yu mel bu amee bu fekkee ne demande yi bare na li ci ëpp solo mooy nga xool ñiy demandé fan nañu dëkk donc loolu dafay poser un problème d'offre ce qui veut dire que ci zone yooyu offre amul donc c'est pour vous dire que acte boo leen gis ñu poser rek dafa am sens dafa am importance ci njàngat waaye ñun en tout cas demuñu ak suñu xalaatu bopp rek ne lii nañu bëgg a def noonu nañuy def déedéet lu ñuy def dañuy gëstu gis comme ni ma ko waxee IEF mu teg ñu ci yoon wala CLE ñu seeti sous-préfet mu teg ñu ci yoon ñu xool la nga xam ne moom lañ population bëgg comme ñun ñoo nekk ci diggante bi entre population bi ak état bi parce que structure décentralisée ñu jéem a seet nag la nga xam ne moom la ñuy mettre en œuvre donc loolu mooy li nga xam ne moo ñu fi dajale woon tey pour inaugurer li nga xam ne mooy daara municipal de Hann Bel-Air muy également premier daara au niveau de la région de Dakar. Monsieur le maire, est-ce que mën nga ñëwaat ci wolof coût bi nga xamante ni moom moo. waaw investissement bi c'était 140 millions pour 2 projets xam nga ci marché public am na loo xamante ne bon c'est un peu plus compliqué mënoo ko éclater donc da nga koy boole donc lii nañ fi tabax également maison de la femme bi nga xam ne incha allah jeudi prochain ci waxtu bi daañu inaugurer en tout cas la nga xam ne mooy maison de la femme nekk biir quartier Forbé.